dellu di rafetlu ànd beeg Seneweb TV seneweb.com am internet dal leen ak jàmm ci xibaaru bés bi lu ci gën a fës bokk na ci la xew ca diwaanu Caajaay ab pa moo tiré doomam ñaari balle fusil ngir daal la mu ko dóor yet ci bopp ñoom ñaar lu waral seen ñagasoo daal dinañu koy xamle. Ay élément yu commissariat bu Pikine daal dinañu démantelé àllarba ci ay boor 4h30 ci fajar benn traficu yamba ca diwaanu Pikine rue 10 ab étudiant ak benn julla nag ñoom ñoo doon def li ni mel ba yeggee ca kanam enquêteur ya kàddu ya ñu yëkki daal di koy xam ne dinañ leen ko jottali ca diwaanu Saint-Louis dinaa fa doxantu gannaaw ay bés brèche Saint-Louis boobee mu ngay wëyandi di faagaagal nappkat ya bu ñu sukkandikoo si suñu ay source am na sax ña ca ñàkkaat seen bakkan amit ña réer mes ca géej ga ñañu tuumal ci mbirum bof bayot bi soo moytuwulee giiru dund la ñu leen di tëjal li ni mel nag ministère public bi moo ko sàkku ci fukk ak benn mise en cause yi yeneen ñaar ya tamit la mu sàkku si ñoom dinañ leen koo xamal ca na mu gën a yaatoo arnaqueur yaa ngay wëyi di def seeni ay pexe ngir rek di amal ay ñaawteef li ni mel ex premier ministre Macky Sall bi lee di Mimi Touré du ko weddi benn yoon gannaaw ba mu amee lum ci dund dal di alertel boppam li ni mel ci page Facebook am. Njiitu réew mi Macky Sall daa bëgg a def capitalu Sénégal gi lee ab zone gu moderne lool te sukkaleku bu yàgg lool li ni mel tax mu tàllal loxo maire bu yeesu Ndakaaru bi di Barthélémy Dias ngir ànd ci ak moom. ubbi teeb information judiciaire moom mooy xeen jamono ji ba tax li ni mel mën na tukkee ci dossier kile di Cheikh Oumar Diagne li ni mel nag du sama gisinu ab source bu jege mbir mi la ñu ca xamle sax ci mbirum Cheikh Oumar Diagne boobee dinañ leen ko xamal ca na mu gën a yaatu. Libération daal dinay xëy xamle tey ni ay avocat yu Ousmane Sonko la ñuy waajal jamono ji mooy daal di jàngat suite bu ñuy jox audio yu ñu biral te ñu dégg si Mamour Diallo ancien directeur général des domaines mu cay wax ak kii di Adji Raby Sarr bu tuumal seen client bi wàllum viol ñoom nag ay avocat yu Sonko jamono ji Mamour Diallo la ñu visé la ñuy waajal ca moom xibaar yi ñu ci jot yëpp dinañ leen ko baaxee. ba tey rek ci lu ñeel wàllum xibaar dinañu àddu ci aji Makka ba atub ren gile ak rek yan disposition la ñu ci jël ak xibaar yi nga xamante ne ni daal dinañu ko cay jotaat ci lu ñeel aji Makka bu ren gile autorité Arabie Saoudite yi lan moo ca jot a tukki ak kàddu ya ñu rek jot yëkkati way la ñu prévoir lépp dinañ leen ko xamal ci yile xibaar la tañu si toftal xibaaru tàggat yaram yu ñu koy ndax keppe mbokk yi lii mooy tënki ngeen taaxirlu nes tuut gànnaaw bàkk bi mandat ak yéen ci lu ñeel yaatal wi mu nga ko bàkk ba jib na nuyu leen bu baax a baax yow ñu ñuy teewlu waxtu yi temb ci Seneweb TV dóor ba noppi gaañ papam la ñu koy toppee moom Mbé Dieng doom ja nag ayatam toll si fanweer ak juróom-benn ak papaam ayatam toll si juróom-ñaar fukk neexoo wuñu bile sax mooy juróomeelu yoon papa ji di yóbbu doom ja ci yoon bu ñu sukkandikoo ci avocat bile di Oumar Sène mbirum ndonn moo waral lile yëpp nee na papa ji dafa am ay terrain yu bakkane am guy jar ay millions yu sakkan lool yeneen doom ya daal di poussé Mbé Dieng mu gën a të ngir daal mu fàtt seen papa jooje ñu mën a séddoo la mu fay bàyyi naka noonu ne la Mbé dangereux wi lool ci waajuram bu góor ga ba suba xuloo ba Mbé da doon xeex ak kenn ci ay cousinam pa bi dugg si bëgg a dóor Mbé mu daw papa ja topp ko si noonu la jëlee yett fëgg ko papaam joojee nga xamante ne màgget la ci bopp naka noonu la pa ba jëlee fusilam tiire ko ñaari bal waaye yàlla def ca ndox mu sedd ba dak bal ya laalu ko ñoo ngi dégg sax ñu naan Mbé moomee xel ma daa des avocat bi nag day sàkku doom ji dem fu sori këru ba papaam ja ba noppi di laaj ndàmpaayu million si suñuy koppar procureur nag daa gis ne doom ji danger la ci papam ndax xiiroo ka ngaayoo ga ñuy dund tax mu sàkku si moom ñaari atu bu kaso lëmb tey nag laaj atekat bi mu xool naka la ñu mën a amee suivi en milieu carcéral ngir Mbé bu ñu war a addu ci mbiram talaata bi ñëw li ni mel mi nga xewee ca diwaanu Caajaay. ay élément yu commissariat bu Pikine daal dinañu démantelé àllarba ci ay boor 4h30 ci fajar wa ila ñeenti waxtu ba mu jotee ba toftal fanweeri simili ci fajar benn traficu yamba ca diwaanu Pikine rue 10 naka noonu ab étudiant ak benn jula bu yëngu ci li ni mel teg nañu leen loxo ak rek kilo liibaru bu yamba ci weer bu sell bi leen nag di weeru koor ba ñu leen di yëgalee ni nag am na ay groupe ndaw yuy trafiqué yamba ndaw bu commissaire Arouna Baya dañu bàyyi ba suuf sedd ñu dal di wàcc foofee ca Pikine rue 10 naka noonu la ñu bettee jula bi leen di M Diagne ak étudiant ba i Diop ñuy tux yamba ñu
ñu daal di leen di teg loxo daal di leen di mënate yóbbu ba ko enquêteurs yi tëppërle ay laaj nag julla ba mujj na wax lépp ne trafiquant la rax si dolli am na drogue gu mu denc ca këram rue 10 ba fa takk der yi wàccee la ñu fa fekk kilo yamba ak liibar ca biir waañ wa ba ñu leen di laajee nag fu ñu jëlee boobulee drogue wa ilaa fan la drogue bi jógee dealer ba di Emme Diagne ak étudiant ba Diop nangu nañu ne ñoom ñoo ko moom naka noonu la ñu leen placé en garde à vue ngir lu ñeel enquête bi. ca diwaanu Saint-Louis laay jubali comme ni ma leen ko junjee ci bopp xibaar yi gannaaw ay bés brèche Saint-Louis baa ngi wëyandi di fagagal nappkat ya bu ñu sukkandikoo ci suñu ay source bu ci mujj mooy démb ci àllarba gi ci ay booru juróomi waxtu ci fajar ab gaal bu yeboon fukki doomi aadama ak juróom moo digg ca pax mu xóot ga nekk ca géej ga faat fa ñaari bakkan ak yeneen ñaari nappkat yu réer mes ca biir géej ga naka noonu ak liggéey ya ñu nekk di def depuis ay weer yu bëri ca géej googee nappkat yaa ngay wëye di jànkuwanteek ay jafe-jafe yu tar lool amaguñu nag benn xibaar ci li autorité yi ngir gis ña nga xamante ne ni ñoom ñoo réer jamono jile ñañu tuumal ci mbiróoma Boffa Bayotte bi soo mi tuulee giiru dund la ñu leen di tëj ali ni mel le ministère public bi sàkku ci fukk ak benn mise en cause yi ci fukk ak ñett ya ci nag tiyeer yu Boffa Bayotte googee gannaaw passage ñañuy tuumal ak yeneeni seede yu ñu lim ca boobule mbir ba muy jël kàddu ngir dikkaat ci lu am ba noppi présenté position ministère public magistrat bi lee di Ismaïla Diallo giiru dund lay sàkku ñu tëj fukk ak benn yi la mu xamle moo di peine de mort jëfeewuñu ko file ci Sénégal moo tax mu sàkku ngir ñu tëj leen giiru dund ba loolu weesoo la ne nag ñañuy tuumal ay criminel lañu ngir yeneen ñaar ñañu tuumal magistrat bi lee di Ismaïla Diallo ñaari atub kaso lëmb la sàkku ci ñoom ngir détention illégale d'armes arnaqueur yaa ngay wëy di def seen ay pexe ngir rek di amal ay ñaawteef li ni mel ex premier ministre Macky Sall bi di Mimi Touré du ko weddi benn yoon daa am nag kay mbubboo turam moom Aminata Touré dal di jëfandikoo ab compte Facebook bu mu dippee Aminata Touré l'officiel ngir digg ay julla ak ñu yor ay activités génératrices ay financement di leen di naan ñu bind ko bataaxal privé ngir nag gën a nax internet yi daa jël image yëpp yu nekk ci vrai compte Mimi bi daal di koy collé ca faux compte ba Mimi Touré ci boppam moo lancé alerte bi ci page Facebook am dëggam bu nga xamante ne ni moo baax mën naa ne compte bu mu moom Aminata Touré la te mën nañu ko wutaleek badge bleu bu nekk ci Facebook. mbirum traficu passeport diplomatique yi dinañu ca addu tey jilee ci alxames gi lay doon ca tribunal correctionnel bu Ndakaaru ña ca doon addu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bi ñu génn dossier bi mujjuñ ko woon retenir bés boobee les échos nag daal dinay xamle ni bu ñu ko dakkaatul ñaac laale dinañu leen daal di àtte ni ki tey ci alxames gi lee ñoom ñooñee nag bokk na si ay agent yu présidence de la République ak yu ministre des affaires étrangères ay opérateur économique ak député yi lee di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñoom ñaari député ya ñoo ngi leen placé sous mandat de dépôt ba ñu dal di muree seen malaanu kiirlaay gannaaw enquête bi nga xamante ne ni waa DIC ñoom ñoo ko dal di amal. ba tey ngeen di teewlu xibaaru bés bi file ci Seneweb njiitu réew mi Macky Sall daa bëgg a def capitalu Sénégal gilee ab zone bu moderne te sukkaleku gu yàgg lool démb ci àllarba gi juróom-benni fan ci weeru avril ba ñuy amal conseil des ministres la feddaliwaat bëgg-bëgg mu amal boobule projet njiitu réew mi nee na dafa bëgg sukkaleku bu yàgg ci capitale nationale gilee dal di ne am na ambition ànd si ak collectivité territoriales yi ville bu Ndakaaru ak ay commune département bi investissement yi ngir modernisation ak développement durable capital bi gannaaw loolee la sàkku ci ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires ñu finaliser ca na mu gën a gaawee ak ministre ak maire ya mu soxal ab plan d'urgence modernisation arrondissement wu Plateau. ubbite ba information judiciaire mën na tukkee ci dossier kilé di Cheikh Oumar Diagne li ni mel gisinu source bu jegee mbir mi la li ni mel gannaaw bu ñu yeggeewee nag retour de parquet bi mise en cause bi ci waxtu bu ñuy xarandi secrétaire général du rassemblement bi ngir dëgg mi ngi en garde à vue ca commissariat bu Plateau tey ci alxames gi juróom-ñaari fan ci weeru avril la ñu koy yóbbu parquet bu tribunal bu grande instance hors classe bu Ndakaaru ngir rek jannoo wam ak maître des poursuites bu waroon rek effectif depuis talaata bi ñu génn député wu coalition
coalition Benno Bokk Yaakaar bi Djibril War moo yóbbu ci yoon Cheikh Oumar Diagne di koy toppee wàllum diffamation ak ay injure publique. Libération daal dinay xëy xamle ne rek ay avocat yu Ousmane Sonko ñoo ngi jàngat suite bu ñuy jox audio ya ñu biral te ñu dégg si kii di Mamour Diallo ancien directeur général des domaines mu cay wax ak Adji Sarr bu tuumal seen client bi lee wàllum viol. Journal bu assuré ni nag enregistrement boobee lu am la xamle na tamit ne ay avocat yu kii di Ousmane Sonko Mamour Diallo la ñu visé jamono jilee rax si dolli yor nañu benn xaatim ba nga xamante ne ni benn jegeñaale ancien patron domaine yi nangu na ne moom conseiller kii di Adji Sarr laata ñuy ubbi procédure bu ko ñeel li ni mel nag ñoo ngi ko xamle ci waxtu bu parti yi di xarandi ay convocation nga àttekat bi ngir lu des ci audition bi ci fond wu mbir mi. Ndeye Khady Ndiaye borom Sweet Beauté di salon bu mbir ya amee teewlu nañu ko ba noppi la mu waxoon nag ca ndorteel la wax ba tey diile indiwu ca benn coppite tey weddi tuuma gile di Ousmane Sonko moom moo violé masseuse bile di ko doon liggéeyal di Adji Raby Sarr. ba tey rek ci xibaaru bés bi jàddu jëmale ci leneen aji Makka gi ren yeneen réew yi la ñu koy ubbil Arabie Saoudite daal di nay rek dindi restriction yu Covid bi durée ñaari at lëmb autorité saoudienne yi nag dañoo prévoir wàññi taayu délégation yi dalee ko 30% maanaam téeméer boo jël fanweer ba 50% maanaam rek téeméer boo jël juróom fukk ya naka noonu Sénégal bu déplacé woon lu tollook fukki junne doomi aadama ak ñaar ak juróom-ñetti téeméeri pèlerin atub 2019 dina retrouvé wu ci diggante ñeenti junne ak juróom-benn junne ak téeméeri place lu ñeel délégation générale pèlerinage gi nee nañu yëguñu boobule décision gannaaw ba ñu xam leen ni xamuñ ndax aj gi dina am lan mooy doon condition yi laaj gu ñu sample mu xamle ko moom Khadim Sylla di délégué général adjoint au pèlerinage ba xam ndax dinañu ko ubbil yeneen i réew ya xamuñu ca dara wa ilaa ne nañ amuñu ca benn xibaar si lu ñeel fàll woowee moom moomee sax nee na Sénégal yónnee na def na ñeenti fan ab mission ca Arabie Saoudite waaye nag wàllum quota yi ci aj bi waxuñu ko fa ak autorité locale yi. tekki ndombal tànk yaa ngay wëyandi ca groupe de presse Bougane Gueye Dany bile di D-Média gannaaw Ahmed Aïdara mu dem yoonam Abdoulaye Mbow di rédacteur en chef Tribune daal dina yi rek wan gannaaw tamit groupe de presse Bougane Gueye Dany bi bu ñu sukkandikoo ci Les Échos bu xëy biral bi le xibaar jot nañu sax xibaar ne moom moomee dafa rejoindre vrai journal bu kile di Momar Diongo. noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram Jürgen Klopp àdduna ci concurrence gu am ci diggante Sadio Mané ak kile di Mohamed Salah la mu ca xamle moo di double confrontation gi ci diggante Sénégal ak Égypte bàyyee na ay ñàggasoo si ñaari joueur Liverpool yi bu ñu sukkandikoo ci moom ñaari stade yi lee dañoo ñëw ak pression ca confrontation yu CAN bi ak qualification yu coupe du monde bi naka noonee la ne situation gu Salah ak kile di Sadio Mané lu normal la ndax ci situation bi ni mel ku ne day bëgg marqué di période bu métti si ñoom ñaar ñëpp ndaxte yombul naka noonee la duute baaraamu tuuma moom Klopp seeni ay entraîneur yi ne rek concurrence bi ci diggante ñaari stars yi le Aliou Cissé ak Carlos Queiroz ñoo ko sabab. ba tey si lu ñeel wàllum tàggat yaram ak football Sadio Mané xamle na lu waral célébré wul biwam bi contre Benfica mu dugal bi ci quart de finale lu aller Ligue des champions talaata si ngoon di si doon dajeek Benfica champion d'Afrique bile di Sadio Mané yem leen rek record ak kile di Cristiano Ronaldo ci saison bi waaye nag Sadio Mané célébré wul benn yoon biwam boobee ak ay coéquipier di geste ba nga xamante ne ni jur na ay réaction yu bëri lool gannaaw ba ci ku nekk di yéyee di yàbbi rawatina ña nga xamante ne nii dañoo rek bëgg wàllum sport rawatina li lee di football ba ñu ko laajee nag lu tax célébré wul biwam boobee mu marqué international sénégalais bi di doomu Bambali bi lee di Sadio Mané lu mu xamle moo di kontaan na lool ci bi bu mu dugal waaye nag célébration bi amul solo lu ëpp solo mooy équipe bi gagné mu ngoog file lay buuree xibaar yi jaajëfal la ñu doon teewloo fépp ci àdduna gi te leen di dig daje ba lëg ak jàmm ak yeneen yi xibaar